Sénégal émergent la ñu wax Sénégal émergent nag bu ñu ko waxee ce n'est pas que président kese moom mooy liggéey mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf dañoo war a liggéey. Seck dafa bàyyi xel ndaw ñi bu baax parce que tey lii firndeel na ko mbooloo bi ni mu toll boo xool li ci gën a ëpp li ci gën a bari ay jeunesse lañu kon jeunesse bi ñoom engagé wu nañu wane nañ seen passé pour ñëw soutenir ki nga xam ne mooy El Hadj Mor Seck parce que tey li tax loolu mooy ñun ñëpp dañu jàpp ne constitution bi nekk fii ni muy doxee ci commune bi doxul moo tax ñu am yaakaar ci El Hadj Mor Seck mii pour fas yéene ànd ak moom gunge ko jàppale ko soutenir ko dooleel ko ba jël mairie bi jox ko. mu jël une subvention de 500 000 francs CFA bu ko neexee da koy def parce qu'il n'est pas le président comme c'est pas force ce n'est qu'une aide mais maa ngi leen di gërëm di leen sant ce n'est qu'un bref discours merci attention à votre. ñu ngi lay dégg nga faral ñu suñu tonton Mor Seck parce que moom la ñuy yaakaar te nit ki du demee du yaakaaram ndax yaakaar dafa rëy te ci nañu loo xam ne ni tey yéene nañ ko lépp lu mot doole yéene nañ ko ko. am koo xam ne looy dem ci Mor Seck incha allah wax ko mu dimbale la ko te kenn du ko xam soo ko defee mu demal la boo ko fekk boo ko laaj bala nga koo ñaan mu bay la ci jigéen ñi mu nekk Mor Seck def ko Mor Seck loxoom dugal na ko ci lépp loo xam ne dañoo war a def fay la ak jóg Mor Seck def ko te li may wax ñii ma fi nekkal xam nañ ko sax. waaw wante ñu wuyu la parce que du tey démb la woon. Mor Seck bi da ngaa xamante woon Touba fekk du tey kon tey boo buggee xool Touba wuyu la loolu tax tey Touba kenn desul Touba muy bulee muy xale muy mag Mor Seck ba nga ànd ak Touba boobu Touba xale la nga ànd ak Touba da ngeen di teetee koo gis ñoom waa Touba la Mor Seck xam nga ko du tey kon boo buggee waa Touba tey da nga xam waa Touba kon Mor Seck jërëjëf. ab seen maire ñëw na deuxième am ñëw na muy Modou Gaye ak Modou Ndaw ñoo maire bi fi nekkoon ñoo àndoon waaye doyatul leen ñëw nañ ci Mor Seck liñ bëgg ñaari yëf rek la muy Mor Seck mii ñu xamal président ne su bëggee fii mu am fi dara na ànd ak ñun ci Mor Seck parce que ñun ñoo moom a àndoon A ba Z kon ñun Mor Seck moo ñu doy ci yëf yi maire bi fi newoon doyal nañ ci sëkk su ko wutu jiital itam du fi am dara man bi muy ñëw te bëgg ci réew mi dara maa ngi ko jëlee woon ci obité ba ci Koungheul moom Macky Sall léegi nag Mor ñëw na xam nañ ne moo mën a jubbante moo ànd ak gune yi ak jigéen ñëpp ànd nañ tànn Mor. tukki de murid El Hadj Mor Seck moom lañ tànn mu nekk suñu candidat moom lañ bëgg mu joxoon ñu ko mu defal ko tête liste Benno Bokk Yaakaar muy tànn ci loolu muy góor bu jigéen surtout seen mobilisation bii bu ko gis ak xale yi seen taxawaay xam ne am na ñor loolu mooy lan xam ne coono bu nekk ci commune bi xelal dajul kenn ku dul El Hadj Mor. gouvernement maire minen waa commune Ɓoɗɗo Mouride ko minen cuuɓi min dambi min gande koye amen min gandi ala ko min ɗan mette amen so wona an Moussa maire Mor Seck min jabbino maɗa minen ñun lii ñu gis fii muy Mor Seck ay mbokkam ñoo wax ne baax na ay mbokkam ñoo ko gërëm
ñëpp ñooñu lay jëriñoo mooy mbay mi gën a jàppale si mbay mi mais seen taw bu may souligner mooy cadre jeunesse bi dafa somme loolu lu ko waral ñoo amul ku leen jàppale jeunesse bi amul ku leen jàppale ñoo bëgg nag tey jël suñu confiance teg ko si Mor Seck ñun jeunesse bi nag dañuy seetlu loolu te tamit day nekk suñu liggéey nit mënoo ko jël nga ne da nga koy jiite ba pare doo ko topp ñun jeunesse bi day taxaw fexe fal Mor Seck le 24 janvier 2022 résultat bu may souligner mooy Mor Seck waa Touba ñu ngi lay nuyu imam Touba ñu ngi lay nuyu Serigne. waaye message bi dañ ko adressé à toute la population sénégalaise et le monde du diaspora même léegi li ñu tënk ko rek très rapidement en 1 minute ci wolof dañoo bëgg wax ne la commune de Ida Mouride fait partie maanaam bokk na ci commune yu gën a tardé ci àdduna Sénégal ci boppam boo amee chance dox tuuti rek di nga xam li ma la wax soo génnee tuuti dox rek di nga xam ne Ida Mouride seen commune bi dafa tardé ci lépp ci wàllum njàng ci wàllum infrastructure ci wàllum développement lu mu mun a doon commune bi dafa tardé ci lépp lu ko waral parce que dañ fi am un maire boo xam ne nii il est là depuis 20 ans bu ñuy exiger loo xam ne nii jeex na ci àdduna depuis mooy monarchie maanaam nekk benn buur jeex na ci àdduna amatul fenn amuñu roi fii c'est la démocratie li ñu bëgg mooy qu'il quitte cette communauté rurale là qu'il dégage de notre communauté rurale ce qu'on veut la jeunesse est fin prête jeunesse wu commune Ida Mouride dañoo taxaw temm ngir changement lii wane na ko y a que des jeunes ici foo dem ci biir commune bi 52 villages yëpp dañ la naan changement la ñu bëgg parce que gestion bi fi am jërëjëf ma terminer foofu foo dem ci 52 villages yi dañ naan la lu amoon ndaw di gouverner ni mu yoree commune bi neexul leen du ci ndaw ñi du ci jigéen ñi du ci mag ñi du ci lenn sport bi moo gën a tardé foyer des jeunes yi ñoo gën a tardé njàng mi moo gën a tardé ba pare nag ay adjoint direct dina ñëw fii wax ko nee nañ waa ji gestion bu muy def maanaam ni mu yore alalu commune bi boolewu ci kenn moom dong nga yor lépp di bumbi loolu amul fenn fu mu gisee nit mu jël lépp dajale c'est parce que pare na pour sàcc waaye bu leen di ay nit wëree kenn ku ne jox ko cëram doo mun a sàcc waaye soo ayoo bëggee sàcc di nga jël nit di nga jël lépp loo xam ne nii moo doon liggéey bi nga waroon jox adjoint maire mooy premier wala deuxième adjoint nga nangu ko yëpp foo xati ko dugal ci poosam loolu lay gouverner si ñun commune bi loolu dafa doy c'en est fini et dafa war a doy toute la population de Ida Mouride dit non c'est fini na dem buñ ko mën a dajale loxoom génnu ci du démb du tey du suba kon ñu ngi koy sant ak délégation bi mu àndal yépp Alaaji Mor Seck wolof de nee na yaa ñuy moom moo gën a yomb fuuf maa leen di moom te yow nit ñi dañoo taxaw ne yaa ñuy moom kon yaa ñuy moom jar ngeen jëf ma di leen xamal ne commune Ida bii xëy na maire nekk gu ko ci pour mu jiite ñëpp waaye lépp lu fi maire di doxal loxo ma ngi ca biir poosa ma ngi ca biir ay bëta ma ngi ci biir parce que commune dafa am nu muy doxee mooy dafa am loo xam ne état daf koo déchargé dénk ko commune mul ay yoo xam ne sañ-sañuy état yoroon la jool ba di ko dénk commune bi ci njëkk bi ci gën a am solo mooy éducation bi ci tegee mooy santé environnement lu ci ne boo ca demee fekk ca loxol Mor Seck démb ak bërki démb ak suba su ma ko waxee man war naa ci joxe firnde bu leer parce que école Ida bii dama fi nekk CCE ba nga xam ne population bi lépp loo xam ne
am nañ ko soxla ci jëm ci école bi ci man lañ koy jaar équipe pédagogique bi bépp soxla bu ñu am war mu war a jëm ci population bi ci man lay jaar kon su ma ko waxee danaa ci xam dara en même temps ñu tegee ci UGC yëpp ci commune bi wëlbatiku ne ma yaay suñu président ma nekk président UGC kon lépp lu ma wax ci école lu dëggu lay doon maa ngi leen di seedeel ne Mor Seck ñaata fin d'année lañ ko fi primé mu def ko fi joxe fi loo xam ne ñëpp teg nañ seen bët parce que am na lu wolof Njaay wax daf ne boo amee sa benn dërëm ba bëgg ci ñetti ngërëm da ngay dem fekk ku toog yaayam toog baayam toog nga may xale bi ñaar dërëm yi moom dana bég yaayam dana bég baayam dana bég Mor Seck rek loolu mooy taxawaay suñ demee ci santé otoom bii génn na fi guddi génn na fi bëccëg génn na fi suba génn na fi ngoon te lépp pour nit ñi kese moo tax te léegi loolu bu koy dox yépp ngir yàlla ak yonent yi moo koy parce que bi mu koy def booba lii jotagut parce que moo tax foog ne sax lii dana ci jaar parce que yàgg nañ ko soxla ci moom mu tëju kon yàlla dogal na buñ demee ba yàlla dogal ñu wax ko mu nangu ko duñ def lu dul sant ko te gunge ko leen rek laay seede nit ñi mbooloo mi bëri na lool waaye mbooloo li ko ëpp solo mooy booloo parce que luñ mbooloo mi bëri buñ fa jógee ku ne seet fa yaw lañ bëgg duñ ko am kon mbooloo mi bëri na maa ngi sant di gërëm waaye booloo gi ma ëpp solo parce que tey environnement bi nga xam ne dafa bokk ci kele yi nga xam ne moom lañ dégg commune am na benn problème bu fi mos a am suñ commune bi benn waay boo xam ne dafa demoon am lu jotee eaux et forêts yi keroog bi ñu demee di ko régler inspecteur daf ne ko Mor Seck yow yaay kan mu ne ko man de maay Mor Seck opérateur Ida Mouride dafa jël ordinateur bi cliqué ko ne ko yow loo ma ñaan ma may parce que taxaw nga fii ak mairie département bi yëpp ku ci ne engagé da am loo engagé pour suñu liggéey mais lépp la ñu engagé woon yow rek yaa ci remplir suñu engagé kon loo ma ñaan may la kon Mor Seck gàcci ngalaama ma di leen xamal ne nit bu amee ay yëfam moo xam da koo bay am ko moo xam da ko commerce am ko moo xam da koo transport am ko man koo bokk ak nit mu am loo xam ne nit ñee tax mu am ko kon dana ko bokk ak nit ñi ma jàpp ne commune ñett rek moo ci am ñett recette la am muy impôt fonds de dotation fonds de concours ak yeneen i taxe xaalis boobu lañ koy jëfandikoo li ci njëkk mooy indemnité mais ay millions la kon ki nga xam ne tey loo xam ne million boo xam ne tey nit ñi tax mu am ko ragal naa dana ko bokk ak nit ñi am loo xam ne dañ ko jox ne ko dimbali ci nit ñi muy loo moomut kon foogoon naa ne buy jël xalalam di ci def liñ ko jox ne ko jox ko nit ñi dana ko ci def. bërëg démb rek laa bayee ko ci mitin waaye man la ma ci doyatul ma bërëg démb laa bayee ko ci mitin borom de présenté wu candidat waaye nag man de neexumaay nax ndax dama yàgg ci politique man nag du ma xuus ci dex gi ba dex gi lekk ma lii ma gis dee dal na sama xel wala Njaay nag moo ne wàññeeku damut gannaaw ak jaan soo yàggee ci politique foo toll fu ne war ngaa xam luy baax ak lu dul baax dama ne Mor Seck yal na yàlla lafal cet lafal ñu ko ñun ñëpp nañu wax ne alhamdulilah rabbil alamin lii bañ ko bëggee yàgg na de waaye nag masuñu am mbër mu ko mën a daane mbër moom masa dajale lii masuñ koy am guleet tey bon moo am ci yaakaar ne lii ñu sumu yàlla dana ko sottal bu soobee yàlla man de mën naa waat ne ku mu andi téere léegi ma waat ne mooy gañe xaw ma dara de xaw ma dara waaye xam naa politique xam naa tegtali samay maam it te lépp gis naa ko bàkkuwuma nag waaye kii soobee yàlla yéen tudd ak Serigne Touba la 23 janvier kenn man fi rek ñu ne ñu yàlla ko yàlla Aïssa Mbaye maa ngi lay nuyu suma jigéen
jënd jëpp ñu mbéy mi Samba Saloum maa ngi lay nuyu Samba Saloum mii sama rakk la te yàgg nañ maa ngi moom lool yàgg nañ lool te mosuñu am xaar ma yàlla muy pël may tëgg mu dem ma mag fakkatal ma ci lenn lu ma soxla ci Samba bu ma ko soxla woon guddi sama gooyee mu dikk loolu nag yëg man ta romb loola maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la wax ne nii rek la nañ leen muñ te góorgóorlu àdduna boo juddoo ngay tëral doo mën a toog nga ne nañu laa taaj di la laxas ma naan nga dem ba loolu nga mokkal commencé jéem raam di daanu ba ba ngay mën a doxee dox nag yegg nañ ci dox fi ne nii passé nañ raam ba rek démb rek ñëw na ci mitin ma mu ñii moo ma doon jël bon ngeen xam ne man li may wax ñeme naa ko def naa daje fii ci dëkk yi bu yàggu ñëw na fa waaye ma xamal la daje booba ña ci ne woon ñëpp jël naa leen ndax maa leen dajale woon teg ko ci loxoom su ba ma demee lañ jëm ñëpp ne ma moo demee ñu dem li may wax leer nañu fi toog ñëpp ñu dëkk yi de loolu leer na leen. boo xam ne tey gisuñu seen bopp ci équipe municipale bi équipe municipale bi mën naa ci wax parce que man conseil municipal la xam naa ni conseil bi doxee gestion solitaire moo fa nekk maire mooy buur mooy bummi loolu nag dafa xewi donc ñu ñëw tey ñun porter suñu choix ci kan mooy ci El Hadj Mor Seck comme ni ko ñi ma jiitu waxee El Hadj Mor Seck yaakaar nañ ne buñ ko dénkee askan wi buñ ko dénkee mairie bi liñ bëgg dinañ ko am loolu moo tax tey jii ñun ñëpp ñu porté wu volontairement ñëw jàppale ko sans condition ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp may lancer un dernier appel mooy fi le DG léegi xaw ma DG xaw ma fi Modou bi tey terminé léegi fa laa bëgg a terminé di ko lancer appel na ñëw balaay batte bi suux maire na ñëw balaay batte bi suux rangé wu ci ginnaaw El Hadj Mor Seck su ko defee danañ ko ubbil buntu mairie gunge ko ba sanc taba su ko deful nag ñu ubbi fenêtre bi te bu ñu ubbee fenêtre bi na fexe maa ngi leen di gërëm di leen sant je vous remercie. ginnaaw loolu yaakaar naa ne gis ngeen orateur yi fi jaar yëpp jarutul ma koy lim parce que xam ngeen ne population commune Ida Mouride structure yëpp a ngi fi buy jeunesse bi structure yi dégg ngeen ko Talla Wade wax na ci turu chef du village yi les 52 chefs du village les 27 sont ici présents doyen Modou Biteye mooy doyen conseil municipal bi les 46 conseils municipaux les 29 sont ici présents par conséquent population Ida Mouride wax ne non à un 4e mandat population Ida Mouride ne bëgg transparence à la gestion de notre commune population Ida Mouride ne neen fi ñu toll nii maire leen soxlawuñu chef population Ida Mouride ne neen dañoo bëgg dund réalité commune te génn ci canton lu tax ci canton la nekk te surtout transparence ci gestion bi booy seet mairie bi 52 villages la composé mais benn officier d'état civil kese leen am li ci gën a garaaw mooy ce même officier d'état civil mooy chef d'état civil mooy comptable mooy billetteur mais gestion boobu ku ci mën a xam dara leeru ci du adjoint maire du président commission kenn xamul gestion bi nu muy demee ñu ngi wax réalisation mais attention nit ñi dañ xam ne réalisation état ak réalisation mairie man def naa 7 ans adjoint li ma gis li nga xam ne mairie liggéey na ko ci fonds propre mooy stade bi mu clôturé kese la du tribune bu dul loolu chaque année ñu clôturé benn école mais tout le reste c'est l'état robinet yi ñuy mbubboo les forages yi ñuy wax ni ak école yeeg dispensaires yi loolu état la du mairie du commune mais dañuy mbubboo liggéeyu président de la république mais pour valoriser seen bopp mais loolu mooy ne yow sa intérêt nga xool mais xooloo intérêt président de la république te ku ne xam ne président def na beaucoup d'efforts dans le monde rural il a fait beaucoup de réalisations mais nit ñi mënuñu ko comprendre parce que lu ëpp ci mairie dañ koy mbubboo quoi loolu moo tax tey population Ida Mouride yëpp daje neen pour tànn seen candidat Benno Bokk Yaakaar muy Mor Seck seet
seetantel nañ ko doy nañu ci jikko doy nañu ci jëf xam ne ne li ñu soxla ci commune bi mën nañ ànd ak moom ñu redressé ko. ndax ñun ñëpp ay doomu jub leen fii kenn ku nekk war nga mën a yor commune bi kon bu askan wi yaakaaree Mor Seck ki fi nekkoon liggéeyam dem ba jàpp ne naax dal na ko kon moo tax ñun ñu xool suñu compétence daal li ñu may mooy ñu dem jàppale Mor Seck ci yaakaar bi nga xam ne askan wi yëpp yaakaar nañ ko ci commune bi ñu dégg ko ko ñun loolu ànd nañ ci bu baax ndax jàpp nañ ne suñ ko déggee lépp loo xam ne manquement la woon moom dana ko complété ndax ñu daan ko conseil te xam nañ yi nga xam ne mooy ay soox yu bari yoo xam ne suñu kilifa mi ko daan def ndax buur bu demee ba nga xamante ne nii di maire doo wax ak cabinet maire doo wax ak conseil municipal yi da ngay toog sa néeg rek loolu bëgg a def si commune bi loolu nga koy tënk rek ñëw présenté ñu ko loolu du liggéeyu commune liggéeyu commune dafay laaj cabinet de maire dañuy yëg conseil municipal dañuy yëg mais loolu yëpp dem nañ ba loolu lañ doon dundoo ci autonome boppam rek lay def te ñu loolu wax dëgg yàlla xam nañ ne intérêt wu askan bi loolu moo tax ñu ñëw porté Mor di ko jàppale li ñu mën ak li ñu mënam am nañ jàpp yaakaar ci ne ni ñu gisee tey teewaayu doomu aadama yi taamul kenn koo ci jox suukar wala lem wala paas da kay wuy ji rek Mor day def déclaration candidature am moo fi dajale nit ñi loolu yaakaar naa ne tey mbooloo mi wane na ko la ca tegu mooy wax dëgg fa yàlla suñu kilifa gi ñu doon gunge ñun dañoo yàgg ak moom ndax kilifa boo amee moom ci commune lu mat ñaar fukki at élection jublu si waat lam daan def defu ko ndax daf daan conseil municipal cabinet ñu waxtaan nit ñu invité ko mu dem mais ren nag deful noonu moom dafa tëb rek jox ñu présentation candidature te ñu loolu ñun ànd ñu si tey wala suba ñun daal 20 ans pouvoir doy na changement la population bi bëgg ñu ni dañuy ànd ak ñoom loolu parce que nag soo nekkee di doxal ba màggat ñëw ndaw yi taxaw di xaar war a liggéey mu si jot ah loolu dana métti si doomu aadama yi loolu doon commune yi di doon dund ñun loolu la ñu ànd ak moom pour dindi ko ñuy ñaan population commune yi bi yëpp ñu jàpp ci loolu ñu teg ci suñu maire ñu teg ci maire bu bees yaakaar naa boobaa daan am liggéey boo xam ne dana nekk transparence tax liggéey bu demee ba nga xam ne amatul transparence ci autonome rek lay dem loolu dafay xaw a doy waar. ci 52 villages 26 yi ñu ngi ànd ak Mor Seck jeunesse baa ngi ànd ak Mor Seck jigéen yaa ngi ànd ak Mor Seck mag yaa ngi ànd ak Mor Seck imam yaa ngi ànd ak Mor Seck kon lan moo deseti xanaa ku bëgg victoire ànd ak moom ku bëgg mu gàcce dem ci gannaawam kon ñun buñ fi jógee dinañ nettali lu ñu gis parce que kenn ci àdduna du ñu taxaw fen xaalis mënu ko daraaji mënu ko keneen mënu ko dëgg rek la ñuy wax te dinañ ko wax tamit le ministre Ablaye Seydou Sow dans la semaine ci bés bii dinañ ko wax fii Aïda Mouride buñ bëggee gagner la liste sera remise à Mor Alhaji Mor Seck ku def lu dul loolu xamal ne yaa tax ba parti bi fii perte man nag fépp fu ma gis ci commune yi wax dëgg yàlla fii kii moo fi am majorité ndaa na la hé monsieur le directeur monsieur le président kii moo fi am majorité buñ ko investiral kii buñ ko déggee ça va buñ ko déggul fu ñu dem kii Mor Seck man maa jël engagement bu dee ci APR danañ ànd bu dee ci beneen liste danañ ànd ci commune bi parce que yaa am majorité yaay gagné lu des kay mooy dégg naa fi programme yu bëri ñuy leen ne maire moo ko def c'est des programmes de l'État maire dafa mën a def forage fan la koy jëlee maire amul budget forage loolu c'est des budgets de l'État c'est le PUDC dégg naa ñuy lim forage Sara Sadio ñu ne moom moo ko def fekkeewu ko yëgu ko kii Modou bi tey fekke na fu ñu doon laajtee fu ñu doon wutee forage Sara Sadio xam na luñ ci daj ba jot ñoo fa ta àndoon teew
muy lijjanti pour yóbbu Sinthiou Taba may lijjanti pour yóbbu Saare Sadio yàlla daf ma njëkk koo am noonu la demee kon tey fii dañuy gërëm ñëpp sant ñëpp ne lu ñu gis doy nañu te dinañ ko jottali te presse bi dina ko jottali ñeneen tam dinañ ko jottali fii dara desatu fii su dul nañ dem màggal ñaan yàlla yi dem ci jàmm ñibbi si jàmm doon nañ waa ji dem na appui 3 4 appui bu ñibbisee ñu jàpp ci tànk yi diri génne ko ci commune bi. lii ma gis fii tey gëj naa koo gis ca Ida Mouride kon nag waa Ida Mouride yeewu ngeen ndax nit ki doo dëkk di ko nax abadan dafa am période boo koy nax rek waaye bu yeewoo nax ya dakk maa ngi leen di wax ne ki ngeen tànn moo jara tànn ki ngeen tànn moo bëgg Ida Mouride ki ngeen tànn moo bëgg askan wi ki ngeen tànn moo yërëm askan wi kii nag li Badou Ly di def ci Koungheul moom lay def ci Ida Mouride kon nag tout ce qui ressemble s'assemble lu dagg morom ka lay fekki kon Mor Seck damay ñaan élection bi doon suba billaay buñ ko defoon suba kenn ku nekk xam ki la man de lii ma gis fii dal na sama xel man nag ki ngay di bëgg a daane leen ko ndànk ndax sama jëkkër la sama chéri la waaye xam naa ne su déggoon sama ndigal day ñëw ànd ak yow ngeen daanu ko daanu bu sedd waaye lii ma gis nee nañ nag am na ñoo xam ne buñ jubee gàcce dañuy taxaw waaye am na ñoo xam ne buñ jubee gàcce tànk yàgguñ ci duñ taxaw kon li ma koy digal nañoo ànd ak Mor Seck ngeen bokk liggéey seen dëkk waaye lii ma gis Mor Seck ca kaw ca kanam. xel dina dal di nga gëm ne commune Ida Mouride aspiré na pour changement ñun dañu bokk ci département boo xamante ni tey li ñuy bàkkee mooy le département le moins avancé du Sénégal li ko waral du caagin ne état deful état def na mais daf di dañu yor ay maire yu tële loolu tey moo ñu indil jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu nekkee kon tey suñu gisee tey askan bi wan ginnaaw maire yooyu ba par triangulation ñu nara wan ginnaaw président de la république donc ñun dañuy xar suñu tànk tubéy dem tee leen indi leen teg leen ci koo xamante ne leer nañu ne kooku gëm na président de la république Macky Sall te Mor Seck defe naa ne kuy wut ku gëm Macky munoo ko fi bàyyi kon yéen population wu Ida li ma leen di dénk mooy ngeen dëggu ci seen li ngeen ne ngeen ànd ak Mor dooleel ko mu jàppale Ida jàppale président de la république fii ci commune Ida loolu mooy suñu combat parce que nag ñun ki ñu gëm mooy président de la république Macky Sall gëmuñu keneen ku dul moom képp ku ko fas yéene nax wala ëlëmloo ko ñun dinañ xar suñu tànk tubéy yee population bi wan leen ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéeyal président ñu dem ànd ak moom donc loolu mooy suñu taxawaay ci wetu Mor Seck muy nit koo xam ne bi ma ànd ak moom du tey ñu ànd ci kaw dëgg ànd ci kaw ngëm-ngëm ànd ci kaw pas-pas kon Mor yal na la ndam li jik laay wax parce que tey man dama naan ndam am na ba pare parce que lii ku fi ñëw tey xam ne tout Ida a plébiscité si vous voulez Mor Seck kon sëñ Mor dama naan yal na la jik di sant bu baax nag Samba Salouma parce que sa taxawaay wane na ne yow président de la république nga gëm parce que li nga wax ku ko dégg xam ne yow amoo kenn ku dul président de la république muy loo xam ne nag jaaxaluñu parce que président bi muy njëkk a taxaw fii yow yaa jël sa nag joxe ko pour ñu teertu ko donc loolu ku gëmul président du ko def kon tey boo ñëwee ma ñëw fii fekk la ci wetu Mor Seck sama xel dafay gën a dal parce que boo ñëwee ci dëkk kat ñu ne les conseillers ànd nañoo ak Mor sur 46 nga am 29 conseillers ñu ne chef de village yi sur 52 villages nga am 27 villages 27 chefs de village parce que am nga yeneen villages yi mais chef de village yi 27 ñëw ànd ak yow ñu ñëw ñu ne le premier adjoint au maire le deuxième adjoint au maire ñëpp ñëw nañ ànd ak yow
ma ñëw fekk fi un notable de la commune de Ida muy Samba Salouma Diallo nga xam ne kenn mënu ko seppi ci yëfu Ida ma ñëw fekk ko mu ñëw ànd ak yow kon vraiment tey suñu xel dal na ma ñëw itam fekk fi koo xam ne nijaay la ci man mais aussi di responsable bu mag parce que nee na 81 la commencé politique donc commune Ida dara jaaxalu ko fi mu décidé ñëw moom it ak la fa desoon a kas néew ci conseiller indi leen ci Mor kon wax ji frankulaay na vive Mor Seck waaw gars yi kon li ñuy wax mooy le lion est mort ce soir et on l'a enterré où? À Ida. Atadwi, responsable affaires département Koungheul. Madame Aïssa Mbaye, au conseil. Monsieur Samba Salouma Diallo, président Galla Aynabe Régional. Conseil départemental de Koungheul, responsable APR, M. Samba Salouma Diallo. Monsieur Modou Gueye, premier absent au maire, chef du village Ndiarmeo. Nous avons dit que Monsieur Omar Ndao, deuxième absent au maire, surveillant général de CMI de Mouride. Yéen waa conseil département bi ak conseil commune bi yéen borom dëkk yi kilifa diini ak kilifa aada yi représentant parti politique yi li ci mel ni APR ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp AFP Aliou Badara Ly moo ko fi représenté ñu ngi ko jot si nuyoo di ko jottali nuyoo parti bi yëpp Badou Bitey PS Amad Sakho Thiakho nekk conseil de commune Ida Mouride moo fi représenté PS modèle Mor Thiam moo ko fi représenté nekk conseil de commune Ida Mouride monsieur le président du conseil communal de la SONES Ahmed Wilane Kër Ngay ñu ngi jotee nuyoo SONES bi yëpp ñu ngi koy teg ci loxol Ahmed Wilane pour SONES Ida Mouride commune Ida Mouride yëpp yéen association yi dëkkee commune Ida ak képp ku fi teew wala ku amoon yéene teew muy association yëpp képp koo xam ne teew na fi wala amoon na yéene teew ñëpp ñu ngi lay jotali suñu nuyoo asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu dégloo kàddu askan wi nangul nañ leen ko fas nañu yéene nekk candidat ci commune Ida Mouride ak Benno Bokk Yaakaar gannaaw bu ñu dégloo kàddu askan wi nangul nañ leen ko fas yéene nañ nekk candidat ci commune Ida Mouride ak Benno Bokk Yaakaar te fas nañ yéene liggéeyal askan wi ci ngor ak mandute bis bu ñu yàlla dénkee commune bi fas nañ yéene taxawal équipe boo xam ne kenn ku ne la cay cëram dana ko jot ba nga xam ne kenn du fi nekk di buur di bummi lu mel ni fas naa yéene su ma nekkee maire dugal sama loxo ci bépp domaine lu war collectivité locale lu mel ni njàngum nasaraan mi ak daara yi mbay mi ak càmm gi pañ mi ak courant bi yoon yi jëm ci dëkk-dëkkaan yi ak lotissement yi sport bi ak dooleel mbootaayu jigéen ñi ku ne xam na ne yi ñu fi lim dafa am ay rëq-rëq yu jéggi dayo fas nañ yéene jubbanti ko bu ñu ko yàlla dénkee ba lépp tege ci yoon insha allahu
maa ngi daane samay kaddu cant maa ngi sant waa Ida Mouride di sant samay bokki bopp ñoom lay njëkkee di sant population Ida di sant képp koo xam ne def na loxoom ci bis bi ku mel ni Aliou Badara lii il faut ñu tudd ko ndax dugal na loxoom ci bis bi ah ba tey xëy na am naa sax sama dëkkandoor boo xam ne xëy na sax bëggut nit taxaw fii di ko wax waaye nag il faut ma tudd ko ndax dafa ma bette xéwal def dooleem ci bis bi loo xam ne yaakaaruma ko woon sóoraali wu ma ko woon kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ah lépp lu ci xew rek ñu bokk ko fekkee te tal ko ah képp koo xam ne teew na fi nga xam ne def na dooleem ñu ngi koy sant xale yi ndaw jigéen ñi góor ñi mag ñi imaam yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant ah am na sama bokki arafa samay bokki taalibe il faut ma tudd leen dañoo ñëw fi suba bañ yegsee ma ne leen dem leen fële ci kër ga la ngeen dal fa ma toog tuuti am ku ñoom bu ne ma ñoom de jàng nañ fa 3 kaamil kon nag maa leen di remercier ci loolu muy waa arafa mbayeen il faut ma tudd ko ah samay bokki taalibe yi ci dëkk bi xëy dañ jàng sama kër 4 kaamil kon nag ñoom itam maa ngi leen di sant di leen gërëm ah xëy na li ñuy wax bu ku lim juum dugg naa nag ci lim Samba Salama Diallo ah dugal na ci loxoom teew na otoom roñ na fii nit ñi Dubaay yëpp daanaka moo leen indi kon nag il faut ñu sant ko gërëm ko yemu ci loolu làmb na poosam jox ma kon il faut ñu tudd ko ah ñi am yéene dugal seen loxo te xëy na seen loxo jotu seen gannaaw yi sant nañ leen gërëm leen parce que xam naa ne dëkk bi yëpp ñoo am yéene ndax gis naa sax ñu yëkkati téeméer ñaar téeméer di ko joxee ma xam loolu yëpp yéene ju rëy la kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi waa senes moom waaw ñu ngi sant senes bu baax a baax a baax waaw senes yi ba burit waaw waa presse bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ASP yi ñu ngi leen sant di leen gërëm CB ñu jot liñ ko suñu nuyoo ñu ngi koy sant di ko gërëm yéen itam seen commandant ngeen santal ñu ko gërëmal ñu ko xam naa kii moom waaw kon waaye ñi sant rek ñëpp kon ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu nattoo lii bañ dugg si ñu ngi koy sant ñu ngi koy ñaan yàlla nañu yàlla defal ñu si ndam képp ku xam ne fekkee nga bi ñu tàmbali lii yàlla nga fekkee ndam la bu amee itam yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp jëriñoo ko damay wax ne bu fekkee ne lu ma def sama poos kese moo ma si tax a dugg yàlla moo si jot waaw lu ma def sama poos kese taxul ma si dugg maa ngi liggéey di si am sama teraanga maa ngi bay mën naa ci dund dundal sama njaboot développement commune bi moo ma dugal ci lii ak doomu aadama yi dafa naa bii mooy 3 mandat yoo xam ne secteur bi bu jotee danañ def benn délégation ñëw ci man ne ma taxawal ñu jox la commune Ida ma joxe ngant ren nag sarse wu naa ko insha allahu sabina lu ma ci fekk ma jël ñu ñaan yàlla defal ci ndam jërëjëf